asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokki Sénégal, mbokki àdduna ñoo leen di nuyu Mamadou Ndiaye bokku parti APR bokk ci coalition majorité présidentielle muy Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni président Macky Sall moo ko jiite dëkk fii Thiès Nord nekk mandataire ci centre bu ISAT bi nga xam ne moo nekk Ngent ñu ngi nuyu yéen ñëpp ma nekk fii ñoo ñëw tey ci Actu Thiès ci nuyu Omar Sarr ak seen technicien yi nga xam ne di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ahlan wa sahlan. Alors très bien Mamadou dañu bëgg a ñëw ci actualité ginnaaw Korité bi boobu léegi ci wàllu pétrole ak Alioune Sall ak Franck Timis mel ni lëmbe na dëkk bi ba tax tey ji sax procureur Serigne Bassirou Gueye jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi pour rek indi ci ay information wala boog ay leeral ak tamit lan la justice su Sénégal war a taxee ci dossier bi ni mel li ni mel tey boo ñuy doon def résumé ci li fi xew yëpp Mamadou fan ngay dooree. waaw fi ñuy doon mooy fi nga njëkk a waxee di wax it alhamdulilah rabbil alamin comme nañ ko yaakaar naa émission bi ñu ngi doon def boo xam ne ñoom ñaan yàlla ñu dugg si koor bismillah rahmaan rahim yéen alhamdulilah rabbil alamin yaakaar naa yàlla def nañ ko alhamdulilah rabbil alamin di ziar Sénégal gi yëpp si li ñu jógee muy Korité yi comme ni ko waxee noonu di wax yàlla nañ ko fi teewee ay déwén yu bëree bëri yàlla yàlla nangu ñu suñu jaamu yàlla yi nga xamante ne bii def nañ ko si koor gi jéggal ñu suñu rëcc rëcc ak yi nga xamante ne bii def nañ ko ñu bokkul ak li mu ko bëggee moom man la ko yàlla nañ ko yàlla defal si des effectivement comme li nga wax noonu ay di jàmbat di rafetlu bu baax discours bi nga xam ne président de la république defoon na ko même si jour Korité gi moom yaakaar naa li procureur def tey loolu continuité boobu la parce que état daa am lu muy demee na président de la république wax na ministre ki nga xam mooy ministre de la justice wax na te si même jour bi itam boo fàttali ko gouvernement bi si boppam prononcé wu nañu suñu jigéen day diggéen ña kooku nañ ñëw après def nañu ndax loolu olof dañuy weddi du ragal dindi tuuma la effectivement rafetlu nañu loolu bu baax di procureur def nag boobu tey mu nekk loo xamante ne bii li naan comme procureur wax na ko boppam mooy jàkka jaagi noonu fa la ñuy nootee jee ku bëgg a noot da dem dig noot ci ñi nga xamante ne bii beneen dossier bi la mooy problème OFNAC bi ak problème IGE ku bëgg a noot di nga nekk di nga def section de recherche ñaari jàkk yooyu la dijji yaakaar naa ne kon lay amatul parce que am na loo xamante ni bii politique la en 100% donc foofu lay gën a mën a demee parce que lii c'est comme machine judiciaire bi déclenché wu na je préfère que ne lépp dina leer lay amatul de ni ko procureur waxee moom du lu ñuy lijjantee si ay réseaux sociaux du lu ñuy lijjantee si ay plateau télévision non accusation am na comme ni ko procureur waxee am na ñoo xamante ni bii dañ ay rumeur la am na ñoo xamante ay éventuel la mënatul a ne déclenché wu na képp koo xamante ne bii li nga wax ñeme ko am ngay dossier képp koo xam ne li nga wax ñeme ko am ngay preuve dégg ñi lay xaar le procureur nee na mooy sa garant demal yaakaar ne amul looy ragal amul looy hésité waratu la ne képp koo xamante ne bii beneen dossier bi muy IGE boo xamante ne bii problème loo xam lu ñu war a xam loo xam comme ni ko procureur waxee loo xamante ne bii ki nga xamante ne bii ñi nga xamante ne ñooy autorité étatique yu ma gisee amaguñu dossier boobu ñu jël ko teg ko si réseaux sociaux yi di ko jël lépp Sénégal am nañ police bu mën a enquête Sénégal am nañu gendarmerie section recherche bu mën a def seen enquête kon loolu moom suñu xel dal na que ni dina leer ba egg si nañ bu kenn daw deuxième mënatu lan ñu bàyyi réew mi ñu bàyyi tey yenn occidentaux yi ñenn du ñëpp nag yenn occidentaux yi nekk si kaw si ginnaaw di manipuler lenn suñu doomi réew pour ñu bëgg a jaxase réew mi impossible mënut a ne Sénégal du seetaan loolu état bi ñu ko seetaan na leer saa soo ko créé parce que li waral coow li lépp mooy boîte bi ko def tey BBC am na réew yu bari yoo tànk yoo xam te ne bii BBC boobu moo ko jaxase mais du ci BBC du biibul BBC du Kaamil xam ne lépp ñu fi wax dëgg la ay journalistes comme yow Oumar Sarr comme Babacar Ndaw comme keneen ak keneen mën nañoo am loo xamante ne bii dañuy def ay reportage wax nekk mu jàll di sur le terrain mën na jàll tey comme mën na bañ a jàll loolu nit ki mais lan moo tax ñu ne BBC wax dëgg la li ñuy wax ne lu bees am si 2016 lii ñuy wax ñoom les opposants la wax ñenn ñi defoon nañ ko fi dinaa leen renvoyer si boîte kii station Best FM maam seen jour boobu ñoom bi ñu def seen manifestation def na émission invité wu dama man mi en tant qu'affaire invité Baba Demba Ndiaye bi nekkoon PDS invité Abdou Aziz Diakhaté bu PDS defoon nañ sa débat kon loolu du lu bees ñun bépp amul si lenn lu bees journaliste sénégalais bi defoon nañ ko ñoom ñi di wax tey lenn si politiciens yi ñoo ko doon jox dafa am nag lenn si ñoom ñoo xam te ne dafa am lu ñu perte parce que bu fàttee Omar ñaata muy dialogue national dañ ko lancé mu réussir trop di rafetlu bu baax di ko ñaanal mu ngi général ñaar bi nga xamante ne bii tey ñoom mu ngi seen mooy commission politique tàmbali wax ne seen atelier tey di remercier bu baax loolu dañ si ñëwaat affaire loolu dafa dañ ko lancé
beneen bi si des itam beneen dossier procureur wax na ko tey muy problème mu 94 milliards yi am na ñuy wax nit mu ni du nit parti nangam moo defoon porte plainte mais il faut que beneen dossier daa dossier boo xamante ni ka ko jiite tey parti boobu loolu nekk député kon dossier pour ñu mën koo liggéey assemblée nationale moo koy. moo ko saytu. assemblée moom déclassé na machine boobu kon ñaar yooyu tax na ñu bañ koo jaxase léegi nag ma gis ñett ñoo xamante ne bii il faut que ñu xool ñooy ñan notre frère suñu grand frère ñu dëkk boobu Thierno Alassane Sall mooy kan ak kan Abdoul Aziz Mbaye bi nga xamante ne bii Abdoul Aziz Mbaye bi nga Abdoul Mbaye di mu nekkoon premier ministre ak kan Mamadou Lamine Diallo bi nga xamante ne bii député la ngaamu la toujours moom prix forest lay jàlle sinon mu dem la ko Ablaye Wade mën a jàll mais moom bu génn kese ak sa buntu jàll kon léegi ñetti ñooñu bokkuñu si dialogue bi ñetti ñooñu demuñu bu ministre de l'intérieur di def invitation di woote demuñu affaire bi jàll na leen ndax xam na ne ni opposition bi moom coow li moom PDS la réew mi ñoom ñooy opposition Sénégal ñoom ñoo ko yor boobu coow li ñoom la nañoo la fi ne léegi nag problème bi mooy bote bi ba ne leen fi moom léegi nag pour ñu mën a exiger waat politiquement il faut que ñu langaam lan la BBC wax na BBC mooy lan BBC lan wax moom lenn lu bees amu si ñun Sénégal lañ nekk. mais bu ñu waxee yëkkati ab scandale lu toll ak 6 000 milliards ñu ciy tudd rakku Macky Sall di Aliou Sall li ni mel day nekk beneen jafe-jafe boo xam ne gis nañu ñu bëri di laaj as que yoon def liggéeyam. yoon def liggéeyam weesu lu procureur def dinaa ñëw si nit ki am Aliou Sall mooy Aliou Sall Sénégalais la Aliou Sall nañ xam mooy kan Aliou Sall président Macky Sall benn poste la ko mas a nommé Aliou Sall poste yi mu yor poste électif la président Macky Sall nekk na fi 2012 presque ba 2016 2017 2018 la koy door a nommé kon léegi li 6 premières années yooyu président Macky Sall nekk président te mbokk ak moom day bàyyi lan la woon li ñuy wax nii tey avant 2012 la woon te moom Aliou Sall si boppam dañuy nangu dañ koy rafetlu baax courage bi moom ndax moom njëkk na génn defal ko conférence de presse la mu wax leer na nañ signature bi ak Karim Wade moo ko def ak Abdoulaye Wade quand même régime bi diggante bi régime bi dem na changement de pouvoir am na régime bee daanu na beneen régime bees ñëw na yàlla def na ki ñëw nag magam la ñoo ko ndey ak bàyyi mais il faut que c'est comme état continuité la dañuy confirmer dossier bi à l'époque tey kii nekk fii di yuuxu mooy moo la xamoon muy Abdoul Mbaye moo nekk premier ministre mais président bu signaté ba pare ñu ne leer état muy président gouvernement ñaari signature la président day signé premier ministre signé moom nag mënut a signé ba pare di dawaat deuxième mënul ne parce que ba muy signé xam na ne confirmation la affaire bi jàll parce que loo mën a waxal Aliou Sall affaire si la day liggéey kii day liggéey si comme day liggéey te Sénégalais amul droit liggéey mais pour problème recherche bi ngay wax nii ñaata avant Aliou Sall ñaata ñoo fi ñëw doon recherche depuis Senghor ba léegi recherche mi nga am te ku recherche ku ne di ngay am looy fay boo demee Petrosen dinañ la wax mooy lan Sénégal am na sa lu mu say am ñaata millions ngay fay par jour loolu am na Thierno Alassane Sall foofu la ko interpellé parce que moom nekkoon na ministre de l'énergie moom dossier li ma leen xam naa ko te Sénégal li coow li wax bari li fi laal toqokul pétrole ku ne ñetti nit ñoo ko laal Thierno Alassane Sall en tant que ministre de l'énergie Mor Ndiaye Mbaye en tant que son directeur de cabinet ak président de la République tubaab bi ñuy dugal si waxtu bi di leen yóbbu ñoom ñoom ñaar lañu jël dugal leen échantillon bi si am bi ñu dikkee Thierno bi ñu génnee ak Mor Ndiaye Mbaye direct palais lañ jëm maga président ba léegi moom la ko jox kon Thierno noonu dama koy laaj moom si boppam ndax moom bi mu nekkee ministre de l'énergie société yooyu bi ñuy ñëw di def recherche doon fay nangam pourcentage boobu nga xamante ni bii Petrosen loolu technique boobu te moom nekkoon na fi ndax moom à l'époque bu ñu woon a gedd wala woon a bañ wala la lu xew lan loolu am na wala amul kuy recherche ku ne da ngay seet boo seetee boo gañee baax na bu sa contrat matee boo jeexee di nga boo gisee di nga fay boo gisul di nga fay ñaata société ñoo perte dem yàlla nag day defal wërsëg kii tey la romain muy Franck Timis bi xëy na moom Aliou Sall la yàlla boole kenn ñoom ñooy ànd pour Sénégal mën a am pétrole damay dellu si waat nag encore si foofu laa lay waxee kenn li gouvernement bi defoon muy weddi dul leeral bi nga xam defoon le ministre notre sœur Ndeye Tické Ndiaye mais dafa leeral lu am solo loolu problème technique la te problème intérieur parce que man nekkoon naa koo xamante ne bii ku xam si pétrole dara le directeur général Sarr ex directeur général Sarr Omar Diop mais Omar la doon wax la Omar doon wax mooy moo si ne mooy pétrole bi moomu ñi si war a wax dëgg-dëgg du si wax ñu ko xam coow li loolu la nekk ministre te jàng ko pétrole taxul nga xam si dara ndax direction yi ñuy liggéey Thierno Alassane Sall jàng ko pétrole am na leneen mais Mamadou Thierno def na benn mbir moo xamante ne ñu bëri dañ ko rafetlu ci Sénégal ñenn ñi bokk ginnaaw rek bi ñu ko tegalee contrat yi mu bañ a signé ba tax sax mu démissionné ñenn ñi ne dañ ko dàkk loolu tax na tey mu mel ni ñu bëri ne moom am na dëgg ci kaw Sénégal ndax contrat yi nga xam ne moom bañu na ko signé tey bokk na ci nga xam ne ñoom ñoo nar a lor Sénégal. maa ngi ñëw si loolu dinaa si ñëw dama ne loolu laa lay wax ma ne Thierno Alassane Sall
si bopp moo nekkoon ministre de l'énergie may jàngale énergie ñoo koy jàng ñoo yor direction yi ñoo koy doxal na leer ministre da ngay jàng lii ñu teg parce que gouvernement politique la président moo lay teg leneen parce que ñi koy liggéey yow da ngay coordonné ñuy liggéey direction yi la moom jàpp amul diplôme boo xam te ni si pétrole lay dëkk gis li yow ngay wax nag loolu leneen la parce que leneen la mooy lan dégg naa Abdoul Mbaye sax di expliquer que ni premier ministre moo signé si côté mais Abdoul Mbaye tamit bu dul dara tamit jàng état xanaa intellectuel nga premier ministre boobu kay avant muy am droit boobu le ministre si président de la république daf koo yokkal parce que poste ba vide la donc bi mu taxee Thierno Alassane Sall premier ministre la ministre de l'énergie mu nekk ministre de l'énergie nekk premier ministre moo tax mu mën a signé foofu boo nekkee naan premier ministre moo signé kay man wax dëgg yàlla damaa xaw a saw rus yow kon wéritoo woo yow je crois que jiite si état dara Abdoul Mbaye à vrai dire parce que da nga ñëw idiot ngay doo xam te ne xamoo si état dara donc ki si des nag mooy Mamadou Lamine Diallo parce que ñoom ñett il faut que ma décrire que ñoom ñett mooy Mamadou Lamine Diallo mooy lan mooy député boo xam ne coow pour coow égal coow parce que loolu moo koy dundal coalition souple la mën a àndal pour nekk bu ko Abdoulaye Wade rejeté bu demee pour mën a jàll plus fort de ça mën a jàll kon kooku mooy la Sénégalais dañ leen a rejeté parrainage bi mënuñu sooy dem léegi pour li ma la wax te machine bi déclenché wu na ñoo ngi dem si dialogue bi ñoom pour ñu mën a dundaat politique yi leen doom la mooy ñu langaam si loo xamante ne bi ay complexe bi mooy ay tubaab wax nañ ko est-ce que buñ ko tubaab yi waxee rek day tax bu nekk Sénégalais ay Sénégalais dañoo jàng xam nañu téye seen xam cee teg réew mi li procureur wax nag leer na nañ ñoom la ñuy wax bu fekkee ñemee nañ ko te am nañuy preuve information yoo xam mën a jàll dig la lii nga xamante ne bii mooy problème IGE bi section recherche lépp dina la. très bien mais tey Mamadou est-ce que Sénégal fu mu toll mën nañ jàpp ni ay rapport yu génn ñu naan président gis ko lu toll ni IGE ba ñuy ne mu ngi ci réseaux sociaux yi ñenn ñi di ko télécharger di ko partager est-ce que loolu tey jaadu na ci réew mi nga xam ni foofu la Sénégal toll. man de ba ma gisee benn fonctionnaire boo xamante ne bii nee na def na plus de 15 ans ci fonction nekk yenn yor yenn secret yi bu demee bay génne yenn dossier étatique yi wala yenn dossier secret yoo xamante ne bii professionnel la gis naa ne kon lii war naa mën a am ndax fu mu ne WhatsApp muy yow muy man ku nekk am nga ko sa compte WhatsApp am na loo xamante ne bu ñu la ko piraté jox la ko si suuf gis nga ne ko war nga ko mën a publier loolu la mais rek procureur li wax leer na nañ kooku section recherche moo ko yor te gendarmerie Sénégal section recherche moom brigade recherche moom ku loolu leen mën a xam ne moom lu ñu topp ren déwén moom na leer nañ section dimanche kon du woon brigade recherche nekkati ko section recherche te loolu man du man maa leen di layal li procureur wax na leer na nañ dama ni ñi ko def ak fi ñu ko def ak ñooy ñan dana leer. très bien mu doon nga laaj bu mujj bi rek mooy ci wàllu politique ci Thiès tey doomu Thiès yi ñenn ñi ñuy wax ci réseaux sociaux yi Ibrahima Wade yoroon boss muy rek bureau opérationnel bu PSE moom tey wàcce nañ ko de xaar nag nekk njuku ndax dina dugaatam du dugaat mu nekk loo xamante ne ñu bëri tey ñu ngi ne Thiès daal ci wàllu li nga xam ne rek mooy poste yi ci état bi dafa mel ni rek dañ koo évincé li ni mel lan moo ci seen xalaat. Thiès doomu Sénégal fukki région la ñu nekk 45 départements nekk 552 communes ak 5 yoo xamante ni bii commune kii la muy 557 loolu mooy Sénégal. Ibrahima Wade ñoo bokk ak moom Thiès Nord fii la dëkk Thialy moo président xamante ne yàgg nañoo nekkoon PDS yaakaar naa bu président ni premier ministre moom ma nekkoon secrétaire général gouvernement bu ko joxee kon poste depuis bu ko jëlee d'accord Thiès nañ dëkk ñu naan moom ñu dëkk xëy na président dañoo wàññi la ndax président wàññi nañu depuis Omar Diop wax naa la ko fi léegi si problème pétrole bi mooy koo xam te ne bii yaakaar naa ni ñoom ñu ko Omar daan waxee rek man si sama xel itam mooy que ñuy war a wax si pétrole bi dëgg malheureusement waxuñu si te moom mos na ma jox sa benn chiffre ni ma Mamadou Sénégal ñi si xam pétrole bi dëgg man si wax lu na mën a danañu matuñu juróom fukki nit ñi ko jàng xam ko ci les ingénieurs géophysiciens dama ni moom mos na maa wax loolu matuñu juróom fukki nit yaakaar naa nag ñoom bis yi ñu jëm ni war nañoo génte nañ génn yaakaar naa loolu benn ñaareel bi si des mooy comme loolu président wàññilaat nañu ndax wàññi nañ dëkki Omar Diop Mor Ndiaye mi wàññi moo ko dëkkee d'ailleurs ñëwaat na wàññiwaat na Ibrahima Wade waaw ñooñu laa mën a wax ndax keneen ki fi nekkoon dañu woon moom du woon ministre bu Thiès kon moom bu ñu ko wàññiwoon seen passeport dinaa mën a indi tëkkee ko di Thiès la doon muy kan ci muy ministre bu jigéen bi fi dëkkoon Thialy moom dañu woon du ministre bu Thiès moo tax man bu nekkatul ministre te man du ma mën a kañ Ndeye Ramatoulaye Guèye waaw léegi beneen bi si loolu lay wax léegi su ko defee président c'est que wàññiwaat ni Ibrahima Wade Ibrahima suñu frère la xamante nañu baax ñu ko dajee si réew mi parce que suñu comité électoral bi sax déer moom la président waxoon ak magistrat ñu coordonné woo waa non léegi nag président si boppam li ñuy wax signature waxoon naa ko keroog bu am na fukki junni signature yoo xamante ni bii moom moo koy def décret ko bëggoon nga nekk nga décret mais Thiès noonu am na
ay intellectuels ñeneen a ngi fi bu ma nee joxaat Ibrahima Wade dara moom la moo xamante ne Ibrahima Wade seen diggante ñoom ñaar ñoom la mais am na fi ay responsables yoo xamante ne bii jàng nañ te ñoo koy politique am na fi dara ay jeunes cadres Thiès yëpp nag laa lay wax am na ñoo xam si mouvement lañ nekk am ñoo xam si parti lañ nekk bokk si mouvement comme mën naa la wax tey comme ni les jeunes Maguette Gaye nga xam te ne mi ngi nekk ministère de. cadre ministère de l'urbanisme nekk cadre dëkk Médina Fall pour ay jeunes cadres sunu rakk la yu bari bu yàggoon nii rek di rafetlu di nekkoon di fi amoon keroog bi ko passé muy xale yi li ñu dajaloo jeune opposition ak pouvoir bi yëpp dajaloo def benn nekk na ko def benn front bu am solo génn sa def benn marche ba ñu wàcc leen bàcc am solo door leen 3-0 ñoom ñëpp ñu ko coordonné di rafetlu bu baax la fekk ñoom xale yi fa nekk ñoom Alain Gueye réew mi Ndiaga Diop PDS Khadim Bamba Diop bu RV bu Thierno Alassane Sall ak mouvement yi Massaer Gueye bu Siggi Dione président Abdoulaye Dièye ñoom kii Diop nu mu tuddati kii Fall boy bi sant Fall bu Pascal ak ñoom ñëpp daal Modou Fall bu Pascal ñoom ñëpp ñoo nga fa woon mu nekk lu am solo ñi ànd ak mouvement président bi dem fee muy pouvoir ñi sa des nekk fee muy opposition ñu ànd football mu nekk lu rafet waaye bàccee comme ni ko ministre de l'Intérieur waxoon na ko ñaane woon na ko yàlla may na ko mooy bàccee moom am na dooru ne 3-0 man muy loolu ñu ko rafet na ko muy rafet na solo léegi nag bi si des na mooy président mooy xam waaye li ñu ko bëgg daal mooy mi ngi wàññi laa Thiès te daa am luñ jëm te nag Thiès defal na ko loo xam te ne bii war na leen defal dara war na leen doole rafetlu nañ nag bu baax it ki muy dox muy notre ministre muy suñu jigéen day jigéen Ndiaye mais na dooleel Thiès parce que ñu am candidat bu mel ni Idrissa Seck moo nga xam ne moom moo ko taloon moom président mooy adversaire am donc boo xam te ne ginnaaw yàlla moom na ko fay jële ñu nekk ak moom fii moom mu nekk candidat ñuy dëkk Thiès comme moom lank ni du ñu ànd ak Idrissa Seck moom la ñuy àndal fexe koo indil 104 600 yombul na yokkal Thiès président moom mooy te jàmbaar la ñoo ngi ne ku mel ni président Abdoulaye Dièye ku mel ni président Mamadou Ngingue ku mel ni président Habib Niang ku mel ni Babacar Fall ñi nga xam ne laa xam ne ñoo ngi si terrain bi laa wax ku mel ni Sarr Cissé ñoom ñoo ngi si terrain bi liggéey ak ñi nga xam ne ay affaire authentique lañu ku mel ni Mamadou Mbaye ku mel ni Abdoulaye Sow Ouest ku mel ni Xaar Ndiaye Medina Fall mais ñoom jagawat ñooñu ñëpp ay jàmbaar la ñoo xam te ne bii ñoo ngi fi mais daal ay jeunes intellectuels lu bari ma lay jóg ñoo xam te ne ay jeunes intellectuels ñu ngi fi waxuma la direction mais poste ministériel sax bu leen ko joxee ñu diriger ko mën nañu koo liggéey kon président daal ñoo ngi wax ne yaa ngi wàññil Thiès mais xoolaatal bu baax duñ la nga xam noo mel diw kenn nag ndax yaa yor sa cëggal bi ko di ko waxee te yaakaar naa ne na ma ko waxee woon keroog képp kuy renseigné wu si réew mi yaa ko gën a renseigné ndax yow la yàlla jox loolu ñëpp yow la ñuy informé. très bien looy tëjee mais góorgóorlu daal Thiès daal soxla nga dolli leen te rafetlu nag bu baax it no suñu jigéen Ndeye Tické Ndiaye li nga xam ne defal na ko jigéen ñi muy billet Makka bi ñaari billet Makka yi nga xam ne jox na leen ko mu def si lu am solo mu ni na ko séddale moom solo parce que lu jiitu loolu parti bi joxe na la ko doon joxe noonu am na kii waaye moom mémorandum bi ko jigéen ñi defoon tegal na ko président réussir na ko tegal leneen ñaari billets mais lam si loxoon am na mooy ñaari billets mouvement présidentiel li ma bëgg mooy alliés yi nañ jël benn gis sa waa APR suñu waa parti nañ jël benn kenn ki jël ko cité Lamine la dëkk ki bokk mu AFP ki si des bokk APR dëkk Pout ak monsieur le maire Moustapha Sarr kon notre cher Ndeye Tické Ndiaye li nga tàmbalee jigéen ñi am na solo waaye gën koo yaatal parce que damay bañ la daloon ñenn ñi dal la te yaakaaruma ni dina la dal ndax am nga fi nga teg sa tànk nii en ce moment ba xëy na charge étatique yi moo xaw a chargé wu mais daan naa ko fi digal ñenn ñi mais xëy na dégguñu woon mais dinaa la ko digal fii tim donte nekk sama sœur bi baax nga man ndax man bokk naa si ñi nga xamante ni bii comme na ma ko waxee woon dinaay jokkoo yow lu bari te dinaa gisante yow lu bari waaye li ma bëgg daal mooy lañ daan digal ñeent te dégguñu ko yow nga dégg ko mooy nga ñëw toog si dëkk bi koo woo mu wuyu si la ñetti communes yi nga dajale ñëpp toog te xam ne njaboot président te yaakaar naa ni sa xel problème mu charge étatique li njaboot président nga dajaleel président ak njabootu ñëpp ànd liggéey la nga waxoon nag yaa ngi si ba tey mooy ba ngay njëkk a ñëw teg mooy ñëw ma pour xëccoo kenn lenn moo la may li nga am tey li ma bëgg mooy yokkal président li nga xamante ni moom ay njabootam dajaleel ko tey yaa ngi si wa salaatu wa salaam ala asrafil mursalin jërëjëf